yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen ñaanal di ñaanal suñu bopp muy mbir moo xam ne nag egsi na ci heure am parce que nous sommes dans une société malade donc toute personne qui leur vient en aide vraiment dañ ko war a sant jàppale ko ñaanal ko lii nag mu war a nekk ay lu ñuy faral di def ndax àddina ñaar rek noo fi nekk faju ak faje kon yàlla na nu yàlla may ñun ñuy faje taxaw suñu société taxaw suñu dëkk ndax ñun suñu dëkk mooy lan len dong moo ñu tax a jóg ci Ndande pour defar Ndande ba Ndande nekk vraiment au sommet mondial ba fu ñu jógee xam Ndande ci ak Pastef ak wér ak wérle dëgg ak dëgg jub ak juble yàlla ñu ko yàlla defal ñu continuer nag di remercier le promoteur ak ñi mu àndal ndax ay xale lañu yu jóg fekk dëkk fi mu nekk ci xur ñu bëgg ko yónni ci kaw aw tund kon loola nag nit yi ñëpp jàpp c'est un combat de tout le monde de toutes les couches sociales et je vous remercie. asalaamaaleykum waa Ndande ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di rafetlu li Mamadou Gueye def ci dëkk bi donc ku ko xam nag lii du la jaaxal ci moom man mi yàgg ànd ak moom ñu defandoo mouvement jeunesse associatif yëpp lii bettuma ci moom donc di ko ñaanal yàlla li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal donc ku gis lii nag xam ni Ndande soxla na médecin dañuy profiter ci occasion bi pour lancer un appel aux autorités administratives et aux autorités politiques ñoo xam ni lii ku gis lii donc ñaari fan yi li fi nekk ci mbooloo nga xam ni Ndande soxla na un médecin donc di ko ñaan nag di loo xam ne doléance bu ñuy profiter ci occasion bi di ko solliciter aux autorités politiques et administratives même religieuses yi nga xam ne mën nañ ci jàpp ñu jàpp ci ba yàlla defal ñu sunu poste de santé bi donc ñu am fi médecin donc yàlla mën na ko yàlla def di remercier Modou Gueye bu baax di ko ñaanal aussi di ko ñaanal parce que li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal kontaan nañ ci moom daal kontaan nañ ci journée bi donc di wax jeunesse bi aussi ñëpp a ngi fi di ko jàppale parce que lii œuvre sociale la képp ku koy def ak développement képp ku koy def ñun ñu ngi taxaw ci sa wet di la jàppale ba parce que ñun développement Ndande rek moo ñu intéressé te képp ku ci dugal sa loxo ñu ngi ñëw boo ñu woowee ñu ñëw boo ñu woowul ñu ñëw donc loolu la di ko féliciter di ko encourager di ko remercier jërëjëf. waaw salaamaaleykum d'abord maa ngi nuyu mbokku Ndande yëpp di wax ci turu Ndande Info administration Ndande Info 1 Ndande Info 2 yëpp di rafetlu bu baax journée bi nga xam ni tey suñu frère Mamadou Gueye Raay amal na ko. mu nekk journée boo xam ni wala boog 2 jours yoo xam ni sax 48 heures yoo nga xam ni wax dëgg yàlla gis nañ fi affluence mbooloo moo xam ni ci góor jigéen mag ndaw ñu indi fi ay façon wéradi yu wuute waaye gis nañ ni tamit docteurs yi faj nañ leen dalal seen xel may leen garab loolu nag bu amee dañ koy santé di ko gërëmee suñu petit frère Mamadou Gueye Raay di ñaan yàlla yokk ko dëgëral ko wéral ko di ñaan yàlla lépp lu mu namm ci commune bi rek yàlla defal ko ndax lii rek mooy li am solo mooy taxawu sa askan waxoon naa ko ci annonce ba moom yàgg na ko def lii si je me rappelle bu muy nekk étudiant moom ak ay xaritam ci lan tàmbali woon di def ay investissement ci école yi di jox ay prix xale yi di leen former di leen orienter di leen xàllal ay yoon ba ñoom biñ réussir bàyyiwunu ba léegi bu ngeen ko seetloo fan yee rek ci koor gi mi ngi woon université di taxawu étudiants yi defal leen fayal leen foofu ay ndogu daal di leen defal conférence jàngal leen fa xam-xam moom daal ci gàttal Mamadou Gueye Ndande mënuñu ko fay commune Ndande mënuñu ko fay ndax xaarul ba soxla fi dara di fi def dara lii yàgg na ko def continuité rek la te it man nan ni du ni guléet daal ndax def sport boo xoolee sport bim ci dalee investir du léegi wax naa ko boo xoolee éducation wàllu njàngale mu nga ca lycée ba prix yi mu nga école primaire ya mu ngi ci yu bëri mi ngi ci orientation xale yi am bac di leen dimbali ñuy dem bitim réew ak yu dul yeneen ak yeneen yu kenn mënul wax ba tax na daal wax dëgg yàlla Ndande ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla
di ñaan tamit nit ñi ñuy bàyyi xel ci action yu mel nii ndax lii rek moo am solo dajale ñëpp ñi nga ànd ak yow ñi àndul ak yow ñiy def politique ñi deful politique képp ku am wéradi rek nga taxaw ko loolu lañu soxla ci nit koo nga xam ni bëgg nga tamit jàppale sa askan jàppale sa gox jàppale sa commune loolu rek moo am solo encore une fois ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm di ñaanaat rek Mamadou Gueye yàlla taxaw ko defal ko jàmm ak képp koo nga xam ni tam am nga yéene bu mel nii maa leen di sant bu baax jërëjëf. maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. waaw dama ñëwoon si journée bi pour consulter wu en plus dindiwaale sama bëñ bi nga xam ne daf ma sonaloon depuis ay mois. waaw journée bi am na njariñ parce que yaakaar naa ku xool li fi nekk tey si mbooloo xam ni nit ñi am na ay jàngoro yi ne seen yaram te aussi tamit journée bi am na yaram en plus mooy si wàllum faj mi ak wàllum maye garab yi am na solo lool te kontaan nañ si trop trop trop. waaw ñooñu moom dañ leen di beral ak cant rek. waaw di leen remercier bu baax a baax muy ki ko organisé di ko ñaanal tamit am nga yàlla fay ko xolam ndax suñu borom moom ku mu fay xolam rek yaakaar naa ni moom bu soobee yàlla dina baax te ki def lii moom borom xol bu rafet la macha allah médecins yi tamit amuñu seen fay ndax def déplacement rek dafa yombul maanaam nga def déplacement ñëw xool nit ki en plus may ko ay garab waaw kontaan nañ bu baax a baax ñu ngi leen remercier ñun ñëpp merci beaucoup. yàlla na ko yàlla ubbi barke Seex Saaj bi. waaw bis bi am na solo wala amul solo. am na solo tubaarkalla am na solo ñëpp kontaan nañu. kon xale bi ko organisé tey doomu Ndande daal moom jar naa ñaanal. jar naa ñaanal maa ngi leen di ñaanal. yàlla def jàmm ak kéewal lu ngeen soxla leen yomb. jërëjëf yaay. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu monsieur Ibrahima Fall Allemand di nuyu Ablaye Gaye di nuyu Mamadou Gueye man la El Hadj Mor Thiam le coordonnateur départemental bu Grand Parti nekk aussi candidat fii si Ndande ci élection locale yi du ñu def lu dul di ko rafetlu rek macha allah ndax lii moom suñu frère la vraiment bu ko defee ñun la ko defal quoi suñu xol sedd na ci ñi ngi koy ñaanal lim man ren su déwénee yàlla na man lu ko raw vraiment lii ñun la ko defal kontaan nañ si suñu xol sedd na si ñi ngi koy ñaanal yàlla lu man rek mu man lu ko raw quoi vraiment merci beaucoup. mbokki Ndande maa ngi leen nuyu di leen ziar di nuyu délégation bi mu àndal monsieur le maire Mor Thiam sama frère Ablaye Gueye wax dëgg yàlla fondateur de l'APR à Ndande mu laa ko tuddee. di nuyu aussi suñu frère Mamadou Gueye Raay di ko ñaanal di ko encourager di ko féliciter ci lii wax dëgg yàlla mu def parce que lii Ndande soxla na ko. affluence bi mu am ak li mu wax ni moom la enrôlé démb ak li muy enrôlé tey boo leen boole rek day la wane ne Ndande nécessité am hôpital moom mu ngi fi donc képp kuy dox ci da nga war a dox ci Ndande am hôpital am dentiste am ay médecins chirurgiens tout ce qu'il faut parce que dara jomb ñu dëkk bu mag la te li mu boot bari na boo bootee 46 villages boot dëkk yi nekk Thiès féete na le Njaxeer Loyen ba ci Sancu Gueye dëkk yëpp ci Ndande la seen lépp Ndande la ci fi leen di fajoo fi la ñuy defee seen lépp kon tey jaadu na ñu am hôpital de renom boo xamante ni bu mag lay doon boo xam ne ku bëgg a faju doo jéggaani fenn di faju donc maa ngi koy encouragé Mamadou vraiment waree nga yoon wi nañ ñaan yàlla ak suñu borom teg ñu ci yoon ñu ñëpp ba li ñu am yéene pour Ndande muy système de santé bu mujj ayib ñu mën ko fay am di leen ziar di ñaan suñu borom lii nekk loo xam ne lu sax dàq lay doon ba keroog ñu am hôpital boo xam ne dinañ mën a assurer suñu bopp loolu lii lépp maa ngi leen sant di leen gërëm wasalaam. maa ngi nuyu Mamadou Gueye Raay di ko féliciter ci journée yi nga xamante ni tey dafa ñëw pour jàppale doomu Ndande yëpp. di nuyu sama grand Ibrahima Fall Allemand di nuyu monsieur le maire di nuyu waa Ndande yëpp nag di wax ni tey lii muy def nii Ndande yëpp la ko defal mais doomu Ndande yëpp tamit wan na ni leen Ndande gi ñu nekk dañ ko war a bëgg te lu muy def nii ci bëgg dëkkam ci la bokk kon royuwaay la kon ñuy wax ni tamit képp koo xam ne doomu Ndande nga
war nga roy ci Mamadou Gueye mi ci programme bi mu indi Ndande pour jàppale Ndande loolu waa Ndande yëpp la ko defal ak li wër Ndande ñuy ñaan nag yàlla na yàlla defal ko barke ba li mu yéene ci Ndande moom ak ay moroomam yàlla na ko yàlla mottali parce que li may wax toujours rek ñun amuñu lu dul Ndande mënuñoo dem bàyyi Ndande kon kuy jàpp Ndande rek ak foo nekk war nañ laa jàppale kon ñuy ñaan Modou Gueye yàlla na yàlla may la yeneen journée yoo xamante ni dina gën a baax gën a dox ci barke yonent bi yàlla na yàlla yombal lépp ñuy ñaanal nag caméraman yi ñoom it yàlla na leen yàlla may télé may leen rajo parce que lépp tamit biir Ndande la ñuy sant ñëpp di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum kilifa bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la laaj tur bi ak sant bi ak. ñëw fii si kii président Mamadou suñu xarit Mamadou Gueye convention citoyenne Ndanane donc di ko sargal si bis bi di ko encouragé mais aussi di ko félicité tey ko gis mbooloo bi fi nekk te nombre de médecins yi ñu fi indi donc dégg naan ay 30 yoo xam ne ñu fi intervenir donc loolu je crois que c'est extraordinaire donc di ko wax ni président Mamadou Gueye ñu ngi koy nuyu di ko encouragé di ko wax ne aussi bis bi moom moo faroon a teew comme ni mu ko xamee dafa nekk si kii yu bari ndax seen liggéey amaana moo ko laaj donc ba tax na mu waxoon il faut que ñu ñëw fi ànd ak yow si bis bi donc daanaka nag suñu contribution ñu wax ne aussi donc li ñu indi di amaana moom moo lay jox lu ko ëpp mais comme ni nga ko xamee rek day intervenir partout dans le Sénégal mais daal nee na ministre donc lépp loo nekk daal ministre te xam na aussi donc yow aussi fi ñu ko teg donc tey aussi nga def loo xam ne amaana tey ku ñu fi xam ne santé mooy problème Sénégal parce que tey dafa nekk si mbooloo tey donc même bu dul dara lii bu yàlla rek bu la ko fayee macha allah bu nekk mën nga ko apporter donc je crois que tey intervenir na si domaine boo xam ne mooy feebaru Sénégal donc tey macha allah loolu mooy fondation Sénégal donc ñu àndoon ak daaw ak Ibou donc pour président moom loolu daal moo nekk bu baax. waaw tey jii da nga ñëwoon ci journée de consultation gratuite yi nga xam ni moom la le président Mamadou Gueye organisé ànd koog son mouvement Benno Suqali Suñu Gox tey jii ñu doon la ci laaj lan nga ci xalaat comme ñëwoon nga ba faju ba pare n'est-ce pas. faju naa ba pare waaw. waaw léegi joxe ci say impression liñ ci xalaat. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci ne ci turam ak santam di leen leeral ni leen Modou Gueye lii ñun njëkkewu koog ñun ndax ñun ñu nuy jàngal formation la nu njëkk a indil ñu jàngal ñu nu nuy defaree ñebbe cere jàngal ñu nun koy defaree ci mboq jàngal ñu ko nun koy defaree ci dugub cere mboq cere dugub cere ñebbe ak caagri man akara laay liggéeyee daan naa xëy soq ñetti kilo damay dëbb damay riij ba 11h midi waaye bi ñëwee ba jàngal ñu ko mu indil ñu ko jàngal damay tëdd ba 5h te 3h30 laa daan jóg ay 3h léegi damay tëdd ba 5h ma jóg rek jël sama fuye wal ñebbe ji bam nooy ma fuye lakk sama akara balaa 6h pare naa bu yàgg xam nga loolu am dimbal la ñu jàngal ñu ko ban mokkal ñu jox ñu suñuy diplôme tey jii mu indil ñu ay docteur ñu nuy faj man buddi naa buñ Kébémer buddi naa Tiwaawoon fu ne buddi naa fa waaye li ma daan yëg Kébémer sax ak Tiwaawoon billaahi yëguma ko tey billaahi wallaahi taalaahi du ma waxantu bi dina ko ba pare ma ne ko ndax ba ñi mun ma jógal ma ne ko jóguma danga koy dindi mun ma dindi naa ko ba pare te yëguma ko pour man pikiir bi sax yëguma ko ba yëg buddil na ma ñaar raay nag moom ñi ngi koy ñaanal ñaan goo xam ne am na commencement waaye ëbbul fu bu yëpp te nag ni ko nag lu mu ñu woo dinañ ko wuyu ndax ñun danoo deful waxi kese danoo wan ñu gis man moom ñaari yoon danoo wan ñu gis jàngal nañu métier ñu xam indil nañu ay docteur ñu fañ ñu tubaarkàlla macha allah xaw ma kañ laa gëj a sàqami waaye tey ji moom defe naa ne yàlla na ko yàlla defal jàmm daal raay daal moom ca kaw ca kanam rek te ñun moom ñi ngi ci ginnaaw ñi ngi ci ginnaaw fu mu ñu woo dinañ koy ndax mosu ñoo woo ci dara nax ñu jërëjëf kontaan nañ trop. waaw baax na kon soxna si ñoo ngi lay bàyyi nga dem
waaw asalaamaaleykum président Makhari ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax tey jii da nga ñëwoon teew ci journée de consultation gratuite yi nga xam ni le président Mamadou Gueye di président mouvement Suxali Suñu Gox bi nga xam ni mooy nekk ci biir Ndande tey ñu ñëw gis la nga ñëw teew fi ñu doon la laaj lan moo fi waral sa teewaay président Makhari. jërëjëf mon frère moom président Nar Gueye maa ngi lay jaajëfal ci laaj bi nga ma laaj ma am ci mbégte lool pour indi ci tontu tey nag dama jóge woon Dakar ñëwoon spécialement teew ci bis bi nga xamante ni suñu président Mamadou Gueye Raye di président ànd suqali suñu gox moo ko def tey jii ci Ndande muy ñaari fan di démb samedi tey di dimanche muy journée de consultation gratuite. journée de consultation gratuite nag mooy ku ñëw ñu saytu sa yaram xool la te doo fay dara boole ci nag ñu jox la ay garab ya nga xamante ni yellool nga ko pour mën a faju loolu nag képp ko jóg am xalaat boobu ci saw askan taxawu sa askan kooku dañ lay ñaanal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla taxawu mottali sa yéene kon nag am nañ mbégte lool tey jii ànd koog moom ànd koog kuréelam gi ak yéen ñi nga xamante ni tamit taxawu ngeen ko tey ànd koog moom di ay jeunes yu déterminé wu àndoon ak ñun ñëpp nekkoon ci dëkk bi kon Naar muy sa yóbbaaleel ma ñëpp yow président Naar ci toute la jeunesse de Ndande nga jottali ma seen i nuyoo waaye yow it ma joxaat la beneen nuyoo jox la ko nga jottalil ma ko président Mamadou Gueye Raye ci bisam bi ni ko ñu ngi ko ciy ndokkeel di ko ci sant di ko ci gërëm te li ñu gisit wax dëgg yàlla dal na xel tey c'est une réussite totale ñëpp am nañ mbégte tey ñëpp sant nañ encore une fois ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla mottali yéenem waaleykum salaam wa rahmatullah. asalaamaaleykum mbokku commune bu Ndande man la président Mamadou Gueye di jiite mouvement Benno Suxali Suñu Gox di yëkkati kàddu cant ak ngërëm ci askanu Ndande yëpp di gërëm aussi ci mbir mi suñu collaborateurs yi nga xamante ne si ñoom ñoo jógee ba Ndakaaru université bu Dakar di 48e promodonte ñu ñëw def fi ay journée de consultation médico-dentaire yu am solo dinaa gën a ñëwaat sax ci gërëm yi mais li may wax rek mooy solos li nga xamante ni si moo nu fi dajale ndax bu ngeen xamee àdduna ni muy doxee ak réew mi ñëpp xam nañ ni wér-gi-yaram dafa nekk la nga xamante ni si dafa yitteel doomu aadama yi yitteel na doomu aadama yi ba pare sooxe na bu ñu amee nag ay nit surtout ay jeunes docteur yi nga xam ñi ngi tàggatu di waaj a génn ñu am xalaat yu mel nii jëmale ko ci ay gox ak Sénégal li fi nekk ci ay collectivité locale ñu seppi ci Ndande boole leen ci ñun amuñu seen fay dañ leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal parce que li ngeen wane fii tey wane na ni yéen vous êtes déjà des professionnels te loolu rek mu am solo parce que métier mi ngeen nekk du théorie rek pratique bi moo ci ëpp solo fuuf te fii li ci ëpp man li ma ci gën a neex mooy vous avez même traité des cas yi nga xam c'est très très urgent tëdd ngeen ba guddi ñu yee leen ngeen jóg seeti malade faj ko donc loolu wax dëgg yàlla famille ñi ngeen ko defal amuñu luñ leen fayee ñu ngi leen sant bu baax loolu day wane rek urgence bi nga xamante ni aussi Ndande daf ko am muy lan mu am un centre de santé bi nga xamante ni si dinañ fi mën a am ay médecins waxuma sax benn médecin mais ay médecins am si aussi ay chirurgiens dentistes parce que tey dëkk bu day ne Ndande di 46 villages nekk 3e ville du département de Kébémer après Darou Moussi et Kébémer c'est Ndande mu ba léegi ñuy wax poste de santé de Ndande loolu day bu nu sañoon
ñu avancer dem ñu ériger ñu ko def ko centre de santé bu ko defee ñu am ay médecins am ay chirurgiens dentistes population bi doot ñu jógee fii di dem ay Ngaye Mékhé wala Kébémer wala Géoul wala Tivaouane di faj ay bëñ ak wala ñuy seet médecin moo tax li ngeen leen indil lii nii lu am solo la ñun de xam nañ li ngeen ñu defal te defal ngeen aussi ñu jara defal duñ ko fàtte mukk te depuis bi ngeen ma annoncé mbir mi ci laa leen jàpp comme partenaire te ni mu egsee ci ñun sax moo ñu xaw a bett mais suñ ci teeloon a jot dina romb fii ndax suñuy stratégie ak suñuy pexe may nañu ko may nañu ñu def lu rëy te incha allah buñ ci jógee ba def évaluation bi am rapport yeeg yëpp dinañ xool nun koy jëmmalaate beneen yoon ci anam bu gën bii ñu ko defee donte lii ñu def lu rëy la xeebuñu ko ndax ci ñaari fan nga consulter fi 950 personnes ñoo ñëpp di ay famille c'est une première ici à Ndande lu am solo la ba pare may leen ay garab am na ñi nga xamante ni sax bindal ngeen leen ordonnance yi nga xamante ni si xëy na newul fii sax mais ñoom buñ koo toppee dinañ gis ci seen yaram avancement bu rëy donc loolu am na solo kon ñu ngi leen di jaajëfal médecins yi di jaajëfal chirurgien dentiste yi di jaajëfal pharmacien yi wax dëgg yàlla ak pédiatre bi ñëpp gis nañ seen bopp ci mbir mi population bi kontaan nañ ay retours yu positif rek lañ ci am parce que ñëpp xam na ni santé moom ni mu jafee médicaments yi ni mu chéré ku la woo ñëw ñaari fan kaay ma faj la may la garab kooku mënoo ko fay kon nag jaajëfal nañ leen yéen ñëpp ñun nag suñu mouvement ci loolu la ne ñun nous sommes des hommes d'action nekkuñu fi pour def la nga xamante ni si day tuutal suñu jëmm wala boog day tuutal suñu askan wala day tuutal suñu mouvement ñun lu dëkk bi soxla rek ñoo ngi ci lépp lu utilité publique ku ñu ci woo ñu wuyu la ca moo tax bi ngeen ñu contacter on n'a même pas hésité li ci xawoon am tuuti rek moo doon bëgg lu leer rek comme da ngeen a ñëw am fu ngeen njëkkee te lépp sotti la ak def ci la dañoo bëggoon ngeen waxtaan ak ñooñu rek ba nga xamante ne yéen am ngeen foofu lu leer ñun bala ñu ciy engagé wu. loolu moo taxoon bi ngeen ñëwee aussi ñu waxtaan ba juboo ci ay kàddu man leen incha allah lépp lu man dinañ ko ci def te bu ngeen seetloo lañ waxante woon sax dépassé nañ ko parce que ñun xam nañ événement nu muy demee buñ la waxee lii la rek on aura toujours des imprévus te lu mu laaj aussi dañ koy def rien que pour que action bi ak journée yi réussir je pense que loolu mooy essentiel bi. di tàllal loxo aussi population Ndande bi yëpp ñu ñëw jàppale seen doom Mamadou Gueye ak ñi mu àndal ñu xam ne ñun ba ñu duggee ci politique ba léegi ci lii la ñuy def ay actions concrètes la ñuy def avant ñu def politique la ko doon def donc lii continuité la ci suñu démarche parce que gëm na ni ñun li defar Ndande ñun waa Ndande la kenn du jóge feneen dañu ko defaral li defar Ndande aussi mi ngi fi nekku fi parce que am na yoo xamante ni pour nga réussir ko il faut sortir du cadre il faut toujours faire le petit pas d'à côté c'est important te loolu li ñu def ni tey ci la bokk parce que lii pour ñu am ko il fallait ñu génn Ndande pour indi ko donc ci loolu la ñuy dox tey ak ëllëg di bala may jeexal nag ngeen may ma rek ma def yëfu mbër moo tax ma bind ndax damay bañ a fàtte maa ngi sant autorités yi nga xamante ne si yëpp ñi ngi ci dëkk bi que ce soit les autorités administratives que ce soit les autorités locales di ci jiital monsieur le sous-préfet de Ndande parce que arrondissement Ndande bii ngeen gis 5 communes xawma 6 communes la actuellement parce que Géoul léegi ci Ndande la bokk donc bu ngeen tànnee ci arrondissement boobu Ndande waxuma département bi waxuma région bi donc loolu rëy la ci ñun donc ñu ngi leen ci sant ñi ngi gërëm aussi monsieur le maire gis nañ délégation ñëw na jëmmal bis bi ndax ñun li ñuy def nii moom lañ koy defal ndax moom la fi yàlla teg ba pare ñu nangul ko ba keroog mu fiy jógee donc ñu ngi koy sant di ko gërëm ñi ngi gërëm aussi le maire de Kébémer Mamadou Lamine Thiam bi mu déggee action bi ñun de woowuñu ko sax
mais moom moo ñu saisir wax ñu rafetlu affaire bi ni man dinaa ñëw marqué ko par sama présence ñëw na avec une forte délégation ci délégation boobu sax ki jiite comité de développement sanitaire bu district bu Kébémer ñëwoon na ci muy Madior Gueye ñu ngi koy sant di ko gërëm ñu ngi gërëm aussi tous les responsables politiques de Ndande en commençant par Cheikh Ibra Fall Allemand di gërëm Manak Ndiaye di gërëm Ramatoulaye Fall di gërëm Bassirou Bey di gërëm Assane Niang di gërëm El Hadj Mor Thiam di gërëm képp ka nga xamante ni daal responsable politique nga fii ci dëkk bi di ci yëngu donc di gërëm Youssou Ndiaye aussi mi nga xamante ni si moo fi nekkal PUR ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant donc responsable politique yëpp je pense que ñi ma tudd dañuy yóbbaale ñi ci des ñëpp ñu ngi sant di gërëm di gërëm aussi le personnel de santé bi nga xamante ni ñoom ñoo ñu accueillir fii di commencer ci comité de développement sanitaire bi à travers son président Ndiaga Faye qui n'a ménagé aucun effort pour que lii réussir ak ICP bi nga xamante ni si Umu Ndaw ñu koy ñaanal yàlla wér gu yaram yàlla tanal ko jàmm ba mu ñëwaat fii waaye ñi mu fi bàyyi aussi matale nañ cër bi ba mat sëkk muy sage-femme bi di Anta Mboup ak beneen ICP bi di Serigne Gaye ñu ngi leen di sant bu baax di remercier aussi Laman Ndande Mbaye Got Fall parce que ñun suñu dëkk bi dafa am laman loolu cosaan la démb dem ngeen Kalom Kocc Barma mi ngi fii Cheikh Ibra Fall mi ngi fii Cheikh Issa Dieng mi ngi fii Alaaji Cerno Dramé mi ngi fii donc fii ngeen nekk ni Serif Aydara mi ngi fii ngeen nekk fii dëkk bu sell la dëkk la ba nga xamante ne si bala ngeen dem sàkku leen fi ay ñaan ñu ñaanal leen ci seen carrière yéen a xam ni ngeen ci bëgg yàlla defal leen ko te ñun bu soobee yàlla dinañ leen fasaale bu baax a baax di gërëm aussi toutes les structures de jeunesse ASC yi di gërëm le président du conseil communal de la jeunesse El Hadj Mbaye en même temps di directeur u chaîne Ndande Actu bi ci seen disponibilité ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ak le président du foyer moom moo doon jàppale pharmaciens yi ci foofu mooy Khalifa ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di gërëm aussi le mouvement Bennoo Suqali Suñu Gox ñoom moom dama leen di sant aw ma seen fay ay xale ngeen yu gëm seen bopp yu gëm li ngeen di def yu bëgg li ngeen di def te boolewul leen ci wax parce que man je préfère agir que de parler ci loolu laay ndax damaa wax ndax philosophe laa damaa wax ba wax soof ma dem defi psychologie léegi di pratiquer et cetera du coup ñun fi ñu toll nii ñun ci jëf lañ toll parce que wax nañ leen war a wax lépp li def mooy jëf nit ñi gis pour la nga xamante ne indil population bi njariñ foofu lañ toll. di gërëm aussi 48e promotion bi nga xamante ni si ñoom ñooy def odontologie li ngeen di def xam naa ko bu baax a baax ndax j'ai beaucoup de amis yi nga xamante ni si métier bi ci leen di yëngu parce que man dama am chance fréquenter L moo tax ma am beaucoup d'amis médecins et d'amis chirurgiens dentistes c'est important li ngeen di def nii continuer leen ko njariñ rek ngeen ci amee maire yi li leen ñaanal fii dina leen dal de saa man maa leen ko garantir ñaanal na leen bu baax a baax jërëjëf ci Ndande bi ngeen choisir am na solo donc di remercier aussi association Ndimbal Njaboot parce que Ndande am na association Ndimbal Njaboot aide familiale dañuy def fii ay don de sang ñoom dañuy dimbali taalibe yi dañuy dimbali néew di doole yi dañuy dimbali ku feebar nit feebar na fii ñoom ñu jël ko en charge totalement bu mu wér di dox ay soxlaam donc association boobu ñu jar a dimbali di remercier aussi docteur Diawne moom mooy pharmacien bi ndaxte démb ci biñ paree médicaments yi dafa amoon ñu nekkoon en rupture mais biñ demee ci moom wax dëgg yàlla lépp lu mu amoon ci médicaments yi ñu soxla jox nañu ko ci njëg ga nga xamante ni si xëy na buñ ko doon fay ci njëg normal dina weesu foofu. parce que docteur dafa nekk ka nga xamante ni si ñun bi ñuy nekk étudiant ñu njëkk a jàppale ci lañ bokk parce que ñun bi ñu demee université Dakar 2004 la am bac ñu dem créer amicale des étudiants de Ndande ñu njëkk a jàppale ci la bokk muy doog a ubbi pharmacie fii Ndande moo fi njëkk a ubbi pharmacie di ñu jàppale ci lu biir ak biti kon tey bu ñu amee journée yu mel nii mu dugal ci loxoom c'est le moment de le remercier parce que waa population Ndande amel nañ ko njukkal ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax donc di remercier waat la personne de Modou Fall
muy seen naataango mu xam boppam ko Socrate dafa wax connais-toi toi-même ko ci barma ni xamal sa bopp nit day xam boppam te lim xamee boppam mooy d'abord nga am reconnaissance ci sa origine parce que loolu dafa am solo ku ci nekk ci ñun rek na fonk cosaanam c'est important ay valeur la yoo nga xam dañ ko war a préserver parce que nga nekk ak say nawle ku ci ne bu sañoon li ñu def fii ñu def ko sa dëkk mu fexe ba ngeen def ko fii ngeen jàppale ko ci def ko fii kon moom am na honneur waaye ñu am nañ honneur amal nañ ko njukkal donc à travers sama voix waa Ndande yëpp ñi ngi lay sant ci di sant sa papa suñu père Momar Fall ak sa maam mère Khady Kébé moom mi nga xamante ni man sama turandoo dafa jël cër turandoo bi ñu ko tuddee jox ko maamam ba sama ki ma may sama njaam sax doomam la muy mère njëmba bu may ngénte moom moo fay ñëw donc loolu di lu rafet parce que loolu moo xew fii ñun dañuy joxante cër dañ lay may njaam nga jël ko jox ko keneen parce que loolu njaam bon boo déggee tur bi da ngay foog ni mais ñun ci Kajoor mooy koo bëgg rek nga koy defal donc loolu lu am solo la donc ci kaw loolu daal ñi ngi remercier ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. du ma ko gërëm du ma ko remercier ndax sama doom la muy docteur Nogaye Guèye mu ñëw dégg affaire yi woo ma ni ma père ma ne ma naa ci jàpp mu ñëw moom moo doon gérer mag ñi fii ànd ak jëkkëram aussi di sama doom ñoom ñaar ñëpp samay doom la ñoo nekkandoo université donc def fa pendant j'ai fait là-bas 8 ans te yëpp dama ko cheminer ak ñoom du coup bu ñëwee bàyyi léppam ñëw dama koy remercier ak sama xarit docteur Niass Saliou bi nekk Matlaboul Fawzeyni bu Touba urgence moo tax ñëwul parce que xam yéen a gën a xam urgence di nga dem bay jóg urgence taxaw nga toog donc maa ngi lay remercier bu baax docteur Niass jërë ngeen jëf. xam naa li may tàmbalee d'abord mooy di gërëm di sant localité bii nga xamante ne si ñoom lañ fekk ci tey ak démb di mooy Ndande Fall vraiment ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ndax yombul nga seeti nit waaye ci accueil bi nga xamante ne si moom la ñu accueillir vraiment ñu ngi leen ci sant bu baax te di leen ci gërëm. li may kiiwee tamit mooy que ni maa ngi sant bu baax di gërëm ñi nga xamante ne si ñoom la ñu tuddee la 48e promotion sortante d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. ñu doon benn odonto dafa nekk benn département boo xam ne mi ngi nekk ci département wala faculté de la médecine de pharmacie et d'odontologie donc étudiants yooyu ñi ngi nekk ci biir faculté de médecine waaye nekk ci département d'institut odontostomatologie bu nga xamante ni moo nekk université Cheikh Anta Diop de Dakar ñu nekk ci seen fin de formation waaye ñu xam ni am na yenn défis yoo xamante moom leen ni xaar ci cadre population santé population bi ci wàllu wér-gu-yaram bi nga xamante ne si moom la askan bi di jàmbat te boobu ba léegi li ñu am ci personnel de santé li ñu am ci structure de santé loolu mënu ko matale ñoom tamit ñu xam ni défi boobu mu ngi leen war te mu ngi tegu si seen ndodd bi moo tax ñu xar seen tànk tubéy di jël say initiative di organiser li ñuy tuddee ay campagne médicale di def ay consultation gratuite di def aussi ay dons de médicaments vraiment ñu ngi leen sant bu baax ñu doon ay ndaw yoo xamante ne si ay ndaw yu engagé lañ ay ndaw yu déterminé lañ te ñoo xamante ne si métier bi nga xamante ne si moom la yàlla baaxee ba ñu koy jàng nekk na ci ñoo xamante ne si ñu farlu lañ ci te xam ne li leen yitteel rek mooy que ne askanu Sénégal am seen wér-gu-yaram bi nga xamante ne si moom la ñu war a am ngir que ni Sénégal développé ngir que ni réew mi nga xamante ne si moom lañ nekk wala gox bi nga xamante moom la ñu nekk li nga xamante ne si moom lañ fa bëgg ñu mën ko fay matal ndax nit bu amul wàllu wér-gu-yaram bu fekkee ni dafa sooxe lu bëri du ko mën a matal ci dundam waaye nag dañoo wax ni feccum liir bu neexee yaay jaatee sa mbagg ya vraiment li nga xamante ne si moom la ñu organisé bu demee tey ba réussir grâce à président Mamadou Gueye la ak équipe bi nga xamante ne si moom lañ fekk ci Ndande vraiment am na benn sollicitation bu ñu njëkkoon di def waaye mujjuwul antu waaye ñoom ci seen taxawaay bi mu desee ñaari semaine ci leen sollicité ci loolu donte jàmp woon na sax waaye fexe na ñu xar seen tànk tubéy def lu ñu mën ak lu ñu mënul yëpp ba li nga xamante ne si moom lañ bëggoon ci cadre consultation bi nga xamante ne si ñaari fan la ñoom ñu mën koo matale vraiment ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm loolu rek day wane ni ay nit lañ ñoo xamante ne si dëkk bi nga xamante ne si moom la ñu dunde nekk nañ ci ñoo xamante ne si ñu farluñ ci dëkk bi la waaye ñu bëgg seen gox la parce que dañoo wax ni nit am na loo xamante dafa capital ci moom te mooy fi nga xamante ni foofu la nekk juddoo fa yaroo fa mu fexe ba fonk ko fexe ba
à saay su ne rek mu fexe ba population bi nga xamante ne si moo fay nekk bu fekkee ni am na loo xamante ne si mën na leen ko dimbale mu dimbale leen ko te yàlla tax vraiment ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm vraiment ci dalal bi nga xamante ne si moom la ñu dalal bi ñu ñëwee jox nañu ay logement yi nga xamante ne vraiment c'est confortable ñun ñëpp rafetlu nañu ko waaye aussi ci lekk yi nga xamante ne si wala restauration bi nga xamante ne si moom lañ yaakaaroon sax bi ñu ñëwee fekk nañ fi li nga xamante ne lu kaw suñu jot la vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax di leen sant bu baax ci loolu waaye di sant tamit ñi nga xamante ne si ñoom ñooy suñu collègue di ay médecins di ay pharmaciens vraiment bu fekkoon ni campagne bi dentaire kese la mën naa wax ne solo si du mën a bari noonu waaye fexe nañ ba regrouper ñi nga xamante ay médecins lañ waaye ay pharmaciens lañ waaye ci biir médecins yi moom ay spécialités yoo xamante ne si peut-être population bi boo xoolee soxla nañ ko dëgg-dëgg parce que boo xoolee li fi teew ci ay nit takku na takku goo xamante ne si premier jour bi rek mën nañu wax ni rek on était débordé si on peut dire ainsi parce que nombre bëri woon na waaye nag ak njàmbarte bi nga xamante ne si équipe bi ñu àndal am nañ ko fexe nañ ba loolu ñu def suñ kéemtalaay kàttan ba def li nga xamante ne si mooy le maximum te mooy képp koo xamante ne si ñëw nga fi pour consulter rek ñu fexe ba def lu ñu mën rek pour consulter la bu fekkee ni faj boo xamante ne ko war a def la ñu def ko bu fekkee ni loo xamante ne la war a jàppale ci cadre médicament ñu def ko vraiment loolu lu rëy la te nekk na loo xamante ne si suñu autorités yi nga xamante ñoon yëngu ci wàllu wér-gu-yaram war nañ cee def taxawaay bu baax a baax parce que boo xoolee yenn gox yi nga xamante ne si ñoom ñoo gën a sori ci capitale Dakar bi dañoo soxla yi nga xamante ne moo mel nii parce que boo xoolee boo jëlee wàllu dentiste boo jëlee Sénégal néew na par rapport ak ñi nga xamante ne si mooy ay médecin donc loolu mooy firndeel ni yenn localités yi mën nga faa dem te doo fa gis koo xamante ne si moom mooy yëngu ci wàllu kaddu fajum bëñ kon loolu état bi war na see def tànk tubayam waaye aussi autorité bi war nañ cee taxaw ba population yu nga xamante ne si nekk nañ dans le besoin ñu fexe ba jàppale leen ci loolu ndax nit moom bu fekkee ni nit rek tax ñuy wax dafa war a nekk koo xamante ne si dafa nekk koo xam ni koo xamante ni am na wér-gu-yaram ndax wér-gu-yaram moom mooy lépp vraiment ñu ngi leen si lancer appel di leen wax ne ñu gën a xoolaat ci localité yi nga xamante ne soxla nañ wàllum faj yooyu noonu ñu jàppale leen si ba nga xamante ne si dinañ mën a am seen wér-gu-yaram mu mucc ayib vraiment ñu ngi leen koy lancer di santaat bu baax di gërëm ñi nga xamante ne si équipe bi nga xam moom lañ àndal mu dellu ci dentiste yi dellu ci médecins yi waaye dellu ci pharmaciens yi vraiment di leen wax ne rek bravo parce que boo xoolee ñëw nañ fi ñaari jours waaye boo xoolee li nga xamante ne si moom lañu saytu ci cadre feebar yi nga xamante population yi ama nañ ko waaye ñi nga xamante ne si ñoom lañ jot a consulter tolli na si 950 te booy xool mën nañ wax ni junni boo xamante ne si manqué na waaw kon loolu doon na loo xamante ne si mën nañ wax ni réussite totale la parce que boo ñëwee ci gox bu mel nii ak population bi nga fi fekk nga fexe ci 2 jours nga consulter fa yu toll noonu yaakaar naa ni loolu li nga xamante ne si njàmbaarte équipe bi nga xam ne moom moo ko wane moo tax tey ñu am loolu vraiment ñi ngi sant bu baax di gërëm di wax ni rek lii duñu ko yemale fii dañ koy continuer ndax ñun ay ndaw lañ yoo xamante ne si xam nañ di ñuy xaar waaye xam nañ ni li nga xamante ne si moom la ñuy xaar dinañ fexe ba xar suñ tànk tubay ngir loolu ñu matale ko di ñaan yàlla mu jàppale ñu si bañ mottali ko waaye mottali ko ak équipe yëpp kenn ki nga xamante ne si ñëw nga fi rek lépp loo yéene ci métier bi nga xam ne moom ngay dund yàlla na ko yàlla may defal la ci lu kawe sa njort ñëpp ñu génn service suñu population ndax loolu mooy suñu wareef bi nga xamante ne moom moo njëkk ñu ngi jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah